seetaan ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la dalal ak jàmm ci sa kanamu télévision Futurs Médias ñu ngi door nag émission bi nañu ko baax koy defee muy tradition ci ñun ñu ngi nuyu bu baax a baax suñu président directeur général ak mboolem directeur ci biir kër gi ñu ngi leen di nuyu di leen ñaanal jàmm jooju itam dinañ ko ñaanal képp koo xam ne yàlla dogal na nga xëy si ci biir kër ñu ngi leen nuyu di la ziyaara nuyu itam suñu ay kilifa diine ak suñu ay kilifa aada boole ci cofeel bu rëy macha allah di leen nemmeeku di sukk seen wet di ñaan yàlla suñu borom yàlla na yokk seen tawféex macha allah yàlla defal leen jàmm yàlla may leen gudd fan ngeen yàgg fi ci jàmm ak teraanga di gunge njaboot gi njaboot itam bu ñu ko waxee. àdduna dafa am ses hauts et ses bas ànd bu mun ci am nañu tàllal loxo suñu borom mu ñu am fajal ñu nattu yi fajal ñu li nga xam ne mooy jàngoro yi fajal ñu yi nga xam ne mooy yi ñu metti te ku nekk ci àdduna rek faaw dana la dal ñu ngeen ñaan yàlla seen réinsertion yomb lool macha allah ngeen gaaw jóge ci bërëb yooyu ngeen ne yàlla mooy dogal mu leen ñu daal dee seet itam ñi nga xam ne ñu ngi ci clinique yi hôpitaux yi ak dispensaires yi li may wax saa su ne xam sa feebar aayul ñàkk ko xam kay mooy feebar bu yàlla defee nga xam sa feebar danga cay ànd ak ña nga ca war a àndal bu ko defee nga xam ne jàmm yàlla defal ñëpp jàmm may ñëpp wér macha allah acteur de la santé yi ñu leen di nuyoo saa su ne dañu koy gën a yeesal tey ndax macha allah dañoo wuyu si bu ma nee dañoo wuyu si xam ngeen ne mbokk yi dañuy daal di dem ci semaine de l'allaitement bu ma waxee semaine de l'allaitement dafay daal di nekk semaine u jigéen ñi dafay nekk semaine u ndaw ñi dafay nekk semaine boo xam ne dinañ ci magnifier allaitement ànd ak lépp lu mu àndal te muy lu rafet macha allah nañu ko doon waxee ci cosaan allaitement lu am solo la du ñu door émission bi nag mbokk yi te nuyuñu waa ministère de la santé ndax fii ñu toog am na ñu leen fi teewal ca kanam tuuti dinañ ci dikk ñu ngeen ñaanal ñi nga xam ne dañoo baaxoo woon di ànd ak ñoom te tey ñu nekk ci njëkkalu suñu borom yàlla yërëm leen sunu maam Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum ñu ngeen ñaan yàlla wax dëgg yàlla mu yokk leeram yàlla yokk leeram micro bi itam dana sant Ndiaye ndax loolu du mën a ñàkk xam ngeen ne Ndiaye ni ñoom lu rafet rek ñu dugg ci waaye nag ñu ngi leen di wax bisimila leen émission bi dafa war a am solo tey dafa nar a am solo sax la ñuy wax ndax ñi fi teew macha allah fa tabarakallah xam naa ne bu ñu paree ñun ñëpp daañu ci jëlee njëriñ ñu ngi leen di wax bisimila bu wér a wér soxna Mami Linguère da nga may ma dalal soxna Mati Diagne Camara docteur. macha allah soxna Mati Diagne Camara moom itam docteur la ñu koy woowee sax soxna suñu ngi lay wax bisimila ba noppi. bisimila Eva donc ñoo ngi leen di nuyu te may présenté wu man may docteur Mati Diagne Camara. maa ngi yore kuréel bi ñuy wax division de l'alimentation et de la nutrition ci ministère de la santé ci biir direction bi nga xam ne mooy saytu wér-gu-yaramu jigéen ak xale donc lépp lu nga xam ne daal dañ koy wax ci lu jublu ci lekk ak nutrition population bi yëpp ci loolu daal la ñuy dox. jërëjëf muy lu am solo ci kanam tuuti daañ ci dikk mën naa leen wax daal bànneex bu mag la ñu am ci seen teewaay kon bokk suñu xarit itam Massamba Thioro Sall bisimila soxna Eva ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gërëm di sant émission wareef bi nga xam ni yéen a ngi koy def si lu mucc ayib sénégalais yi di leen seetaan yaay yi di leen seetaan nit ñi di leen déglu loolu moo tax ñun ministère de la santé ñu ni woon tey dinañu ñëw semaine bi yëpp ci émission bi pour waxtaanee allaitement maternel exclusif waxtaan gën a ñaaxaat jigéen ñi gën a ñaax góor ñi gën a ñaax ñi nga xam ne ñoo dëkk ak jigéen ñi pour ñu xiir leen ci allaitement xam naa ci biir émission bi dinañu gën a mën a ñëw ci pàcc yi nga xam ni moom lañu andi tey pour gën ko leeral faram fàcce ko pour nit ñi jëlee ci njëriñ. jërëjëf Sall soxna Mami dañ lay wax nga dooree na nga daan dooree. wallaay xanaa dañuy doon nañ daan dooree te rek ne di jërëjëfati Cheikhul Khadim Cheikh Ahmadou Bamba sunu yaakaari tey ëllëg sama maam yàlla mag Nelson Mandela te bu koy jaloore di ziyaar mbooleem kilifa diine kilifa aada yi sunu maam Cheikh Tidiane Al Maktoum yàlla na yàlla yokk leeram taas ñu ci barkeem te mbooleem jàngale yi mu bàyyi woon ci réew mi saawaan baawaan waaye noonu la ñuy ziyaare mbokkam Cheikh Sidi Al Mokhtar ak mbooleem ak lu mbàkk yu gépp di yeesalaat sama yébbal ci njabootu Cheikh Abdoul Ahad
maa ngi ziyaaraat sénégalais yëpp tey nag nuyoo bi dama koy dagg foofu ndax li tax mooy damaa ñàkk sama rakk joo xam ne rakk la ci man ñu di ko wax Adja Nogoy Diop muy doom ci Saaxewar Diop ñu di ko wax Bàcci Gañ ak Ouma Diop mi ñu tuddee sama maam di ko jaale askanu kër yaa ba xari maam gépp waaye itam di ko jaale askanu kër Amadou Yàlla gépp maa ngi leen koy jaale di wax ne yàlla na mottalee ndawam ci àjjana ndax xale la woon bu ndaw a ndaw doon soog a dugg ci àdduna waaye yàlla moom bu soxlaa jaam ñaak sama papa yeeg sama bàjjan yeeg yéen ñëpp maa ngi leen koy jaale Ouma yàlla na la sa doom jooju dëddoo ak jàmm waaye di dalal suñu gan yu sell yi ñu am tey di wax ne indeeti nañ lu am solo ndax daal doom day alal doom day loo xamante ne yàlla la ko dénk kon ku ko jur war nga koo nàmpal te kat kuy jur ku nekk nit nga bëgg a am waaye bu ñu demee ba am ay bëy ay nag ak i xaar loolu kon nañu seet ba xam lan moo doxañu ci biir ñu génne loolu teg ko ci kaw taabal bi dal leen ak jàmm. macha allah mami jërëjëf Ndoye Bane. oui jaajëf Eva ñu ngi lay ziar. jërëjëf Bane di ziar mami di ziar gan yi nga xam ne ñoo ñuy déglu di ziar kilifa diine kilifa aada yi ci réew mi. di ci jiital sunu sëriñ ba Cheikh Bass Abdoul Khar di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér. amiin di kontaan lool ci dalal bi nga dalal gan yi ministère de la santé bi. ndaxte comme ni nga koy waxee naan ma dama laa ragal barki démb dama toog ba ay 1h du matin. waaw ñu am lu ñu ma signalé ci benn hôpital. ma dem fa di gëstu loolee ay 1h du matin ministre ba fekk ma fa moom dong àndut ak chauffeur àndut ak dara di Diouf Sarr ministre Diouf Sarr gis naa ni faral na ni temps yi day toog ba guddi rek mu ni cëpp ci benn hôpital waaw noonu mu koy defee noonee nu baax la te hôpital yi yéen ñii ministre bi ñëwagul ci yéen da ngeen xam ni waa ji ministre buy dox guddi ngeen am day dox guddi de du nelaw guddi day man maa dem ca hôpital ba yow kay boo ma waxee ma gëm ko maa la xam ci benn service hôpital boo xam ni courant ba dafa coupé woon hôpital ba amul groupe ñu signalé ma ko malade yay xaw docteur yay taal seen i torche seen portable rek mu ne salaamaaleykum ma dem fa di vérifier loolu mu fekk ma fa très bien donc soo ko doon nettali nii rek dañ naan est-ce que mais fa la ma fekk te temps yi yëpp mi ngi dugg guddi gi ci hôpitaux yi te loolu lu am solo la loolu leen soxla xam nga loo yóbbu sama xel kooku parenthèse bu ndaw la bu nu falee nit ñu naan la félicitation man dama la naan da nga koy wax massa coono ndax ku nu tabb ministre ku nu tabb leneen lu mu doon te nga jiite ay ndaw jiite ay nit coonoo ngi lay xaar kon félicitation yi xëy na dañu koy wax rek day dox guddi de très bien soxna Mati Diagne Camara docteur ñu ngi ñëw ci semaine bu am solo macha allah wax nañ ko sànq mbokki téléspectateurs yi ñu mel ni Eva Tra boo waxoon allaitement dañuy wax ne rek mooy nga jël sa doom allaité rek jox ko ween pare nga ca ndekete yoo ca suba bi ma toogee ak docteur Mati Diagne Camara li mu ma xamal allaitement processus la allaitement dafa am nu mu war a demee balaa ngaa allaité sax dafa am yow yaay bi noo war a lekkee doom ji itam boo lekkulee lekk bu baax dem nañu ba ci moom doo ko mën a nampal bi jaar yoon dañuy dem ci 3 phases waaye balaa 3 phases yi di dikk damaa bëggoon xam ñi ñu toggal ban fan la ñu féete wax dëgg yàlla ngeen wax nu seen profil ñu xam yéenay ñan ba noppi. jërëjëf Eva donc comme niñ ko waxee sànq man maay docteur Mati Diagne Camara maa nekk ci division bi nga xam ne mooy saytu affaire alimentation ak nutrition lekku population yi donc ci biir direction bi nga xam ne moom la ñuy wax santé de la mère et de l'enfant ci ministère de la santé et de l'action sociale donc ñu leen di gërëm ci dalal bii nga ñu dalal te ñu toog fii sawar trop ci waxtaan bi nga xam ne ci lañ jubsu parce que waxtaan bi dafa nekk lu nga xam ne lu am importance la importance bi nag buñ koy xayma dañ koy importance bi day law ndax day commencer ci xale bi ñëw ci yaay ji ñëw ci biir famille bi ñëw ci biir communauté bi dem ci biir dëkk bi ci pays bi ci wàll lu soxla affaire kii économie pays bi donc waxtaane allaitement maternel dinañ ci sawar trop jërëjëf ndax njariñ yi dafa bëri. très bien bu ma bëggoon xam jamono ji ñu toll ci wàlli allaitement naka la toll ci Sénégal ñu xam taux yi dem ci ay statistiques lan nga ñuy wax. waaw bala maa dugg Eva ci statistiques yi dama lay wax ne tey jii ñu toog di wax ci allaitement maternel dafa nekk bis bu am importance. mooy bis bi nga xam ne. mooy journée de l'enfance. te xam nga kuy wax xale sànq ma mi wax na ko. xale trésor la parce que xale wax ma sa xale tey mooy doon sa dëkku ëllëg donc tey jii ñuy wax ci allaitement maternel ci journée bii te xam nañ ne allaitement maternel
investissement bu mag la ci li nga xam ne moo jublu ci développement pays bu ñuy dugg ci xayma yi bala maa wax ci xayma Sénégal damay wax xayma bi nga xam ne moo ci la ñu toll ci àdduna bi dans le monde ndax organisation mondiale de la santé bi nga xam ne moom mooy tëral recommandation yi nga xam ne moo jublu ci allaitement maternel tey jii def nañu ay saytu yu nga xam ne gis nañ ne que bu ñu xoolee dans le monde yëpp 40% seulement xale yi ñu am li ñuy wax allaitement maternel exclusif mooy ñu leen di nàmpal buñ juddoo ba bañ am 6 mois te duñ leen jox ndox waaye ñun bu ñu xoolee loolu ci Sénégal ñun ñu ngi toll ci li ñuy wax 36%. alors que organisation mondiale de la santé dafa am lu nga xam ne daf ko xayma li ñuy wax ay objectifs yu nga xam ne ci loolu la ñu war a atteindre bu ñuy dem 2025. te 2025 normalement pays bu nekk war ngaa am au moins 50% ci allaitement maternel donc xam nga ne tey jii ñun bu ñu tollee ci 36% donc am na jéego yu bëri yu nga xam ne ñun ministère de la santé war nañoo lëkkaloog suñu yeneen naatangoo yeneen secteurs yi pour mën a xeex ba nga xam ne dinañ egg ci taux boobu te njariñ lay doon pour suñu dëkk parce que njariñ lay doon pour également xale yi te xool nañ aussi ci xayma yooyu que faible taux allaitement maternel buñ ko xaymaa dina entraîner ay pertes à peu près 300 milliards de dollars di diminuer produit national brut bi de 0,45%. xam nga loolu am na importance parce que suñ defee allaitement maternel bu baax xam nga donc dinañ gagner 300 milliards te allaitement maternel bi dafa am importance te amul njëkk jarul dara li ci nekk mooy nit ñi dañ ko war a xam njariñ bi nekk ci biir pour doxal que ni mu ko war a doxalee allaitement maternel boobu nag bala ma ciy dugg en profondeur dama bëgg ñu waxtaane li nga xam ne mooy dañuy wax l'intervalle d'or c'est-à-dire la fenêtre d'opportunité la fenêtre des 1000 jours mooy diir bi nga xam ne depuis bi yaay ji ne cas ne jàpp na ëmb ba wasin ba xale bi am ñaar fukki weer ak ñeent. ñaar fukki weer ak ñeent mooy 2 ans. d'accord. diir boobu dafa am diir bu nga xam ne bu am importance la parce que xale bi pour que yaay ji mën ko ëmb ci fànn yu normal il faut que yaay jooju am lekk bu normal il faut que yaay jooju te lekk yaay jooju mooy déterminer wér-gu-yaramu yaay ji bu ëmbee xale bi parce que xale bi ci biiru yaayam dafa bëgg aussi développer wu am développement xale bi bu buy judd également lekk boobu bu baax boobu yaayam doon lekk xale bi di ci profito day tax xale bi bu juddoo ñu wax mu am li ñuy wax bon poids de naissance. yaay suñuy lekk suuf ak nga lekk kew bi ci bari kew ak suuf rek la ñuy dundee. kew ak suuf moom. loolu moom kew ak suuf moom. xëy na peut-être mën nañ ci dellu si waaye loolu moom mën nañoo wax ne dafay non seulement day faagaagal ku jigéen ki mais day faagaagal doomam parce que loolu mooy gën a entraîner li ñuy wax anémie ñàkk deret. da xam nga jigéen duy wasin ñàkk deret moom mara day taali musiba la. jërëjëf donc bu ma dellu see ci biir liñ doon wax mooy xale bi bu juddoo ba nga xam ne yaayam nàmpal na kii yaayam lekkoon na lekk bu baax ba xale bi juddu na ci poids bu baax xale boobu aussitôt yaay ji daf ko war a jox weenam ween bi loolu lañuy wax mise au sein précoce mooy que diiru xale bi mu juddoo ba muy am waxtu war naa jël weenu yaayam loolu dafa am importance yu bëri ci loolu laay njëkk a toog te loolu maa ngi ciy woo sunu naatangoo sage-femme yi nga xam ne ñoom ñooy fekkee wasin yi ñuy dimbale jigéen ñi leen di dimbale d'abord ci consultation bi parce que consultation prénatale yi avant femme bi di wasin la ñu war a préparer ku jigéen ki jox ko ay conseils sa doom bu juddoo fexeel ba nga nàmpal ko ci première heure bi nga xam ne judd na nàmpal boobu lu tax ñu koy wax parce que soow mu njëkk moomu di génn ci yaayam mën na jox le premier vaccin de l'enfant. man de li ma jaaxal bu dee Evatra la dafay daw dem uti tokkantal voilà. Bu dee Evatra la léeg-léeg mu ne naa ratt ween bi tuur ko ndax la ca jiitu moom salte la yooyu yëpp nag lan nga ciy wax docteur. ci bu njëkk bi mooy tokkantal bi tokkantal bi ñun xëy na ñun fi lañ ko fekk duñu wax sax ne dañ koy tere mais dañuy wax jigéen yi nga xam ne dañoo aajowoo loolu
ñoom bu ñuy ñëw hôpital na fekk ñu indaale ko. parce que il faut pas que toqantal boobu di tere xale bi jël ween bi ci première heure. loolu dëgg la. bu dul loolu aussi ñu ngi laaj imaam yi dañuy wax nañu xale bi mën nga def bisimilahi rahmaani rahim nga tufli ci gémmiñ bi nga jox ko ween bi parce que première heure boobu dafa déterminant pour xale bi aussi am na njariñ ci yaay ji parce que première heure boobu soow moom ngay jox xale bi mu li Eva di wax sànq mooy soow mu tilim mi nga xam ne ñenn ñi doon lañ koy tuddee soow moom la ñuy wax soow mi nga xam ne mooy premier vaccin xale bi colostrum bi mu ñu koy wooye colostrum bi meew moomu boo ko gisee dafa jaune waaye meew moomu lépp ngi ci biir li nga xam ne mooy dundal xale bi ñu koy wax élément nutritif mi ngi ci biir li nga xam ne moo doon anticorps yi nga xam ne mi ngi ci yaay ji nga xam ne yaay ji da ko doon développé contre infection yi ko doon dal yaay ji da koy jox xale bi donc xam nga ne xale bi déjà am na ay lu koy aar donc am na ay anticorps mooy vaccin bi jiitu ci xale bi immunisé nañ ko mais kii boobu colostrum boobu tam day tax xale bi évacuer li nga xam ne mooy mécanium bi mooy li nga xam ne mooy ginnaaw àll yi muy am te mu ñuul day tax da koy raxas ba mu baax day tax aussi xale bi du am ay métitu biir yenn yi te en plus yaay ji bu ko koy jox day tax yaay ji ci boppam xam nga boo wasinee da nga sa kii bi njurukaay bi dafa war a delluwaat place am évacuer yi nga xam ne moo nekk ci biir yi nga salte yi daal du nga xam ne deret beeg yooyu yépp ñu évacuer ko mu génn le fait que nag nga koy jox sa soow ci première heure boobu loolu aussi da lay dimbale loolu daal di yomb ci yow mën a docteur mooy waral bu bébé bi nampé ci première heure yi sa biir itam métti nga puus am lu ñëw exactement loolu la loolu nag moo ko waral te loolu dafa baax ci yaay ji parce que day tax d'abord yaay ji lépp lu nga xam ne mooy li ñu tuddee hémorragie du postpartum day aar yaay ji ci loolu macha allah day aar yaay ji donc joxe sa ween te deuxième intérêt bi mooy day tax yaay ji gaaw am ween gaaw am soow parce que nampal moom benn genre cycle la rek c'est-à-dire da ngay jël ween bi dugal ko ci jël kii gémmiñu xale bi dugal ko ci jël gémmiñu xale bi waaw jox ko sa ween boo ko joxee sa ween jox boobu nga ko jot dafay am lu muy créer benn réflexe bu ñëw ci bopp bi li ñuy wax hypothalamus bi loolu yëg loolu daal di am lu mu sécréter ocytocine bi mu ñëwaat ci ween bi ñëwaat ci cellules yi soow mi daal di génn. Allahu akbar kooku. donc c'est sacré et c'est beau. waaw faut pas que ñu xañ ko sunu doom yi docteur. donc plus ngay jox sa doom sa ween plus loolu di développé wu plus ngay am soow donc nañu génne sunu xel ci sama ween dafa tuuti moo tax du ma am soow déedéet ween bu tuuti ak ween bu mag yëpp ñoo yem parce que cellules yi nga xam ne ñoo lay génneel soow mi yëpp ñoo ko yem ci ñaari il suffit juste nga créer réflexe boobu pour que soow mi génn comme ni mu ko waree sa doom daal ci bénéfice loolu nag dafa am importance dama ciy insister pour que sage-femme yi bu seen doom yi bu xale yi seen bu jigéen ñi seen doom yi wasinee ñu delloo leen seen yaay parce que delloo boobu ñuy delloo xale bi seen yaay aussi dafa am importance parce que yaay ji day am lu mu yëkk affection boobu day tax sax yaay ji fàtte maanaam ni bébé bi tàngee noonu tàngee noonu parce que dafay tàng ñu teg ko ci kawam mu jël ween bi jox ko loolu dafay am lu muy def ci ko jigéen ki plan psychologique sant yàlla Massamba Thioro Sall lan ngay dolli ci docteur nous a charmé parce que ni mu dooree macha allah yëg lu fàttali nañu ku yaay fàttali na la fi nga jaar ak sa doom waaye ku nekkagul itam yaay yaa ngi ñaan yàlla li mu wax yëpp nga découvrir ko te comme wax nañ ko ne moment yooyu dafay passé buñ ci tolloo nañ ko def ba mu rafet te ba mu baax itam Massamba bismillah sunu chef de division nutrition wax c'est vrai mais ginnaaw avant loolu dama bëggoon rek bu ma ko permettre jox nañ la ñu nuyu gërëm suñu kilifa yi bu baax mu di ministre de la santé am na lu Ndoye Bane wax si moom léegi muy Abdoulaye Diouf Sarr dëgg la nga xam ne bi mu ñëwee daf ñu gën a ñaax pour ñu gën a taxaw ci wér-gu-yaramu nit ñi dëgg la yàlla def tamit ñu am directeur bu bees muy docteur Omar Sarr dëgg la ñu dénk ñu direction de la santé de la mère et de l'enfant maanaam suñu rôle mooy di coordonner di organiser activités yi nga xam ni yëpp moo soxal wér-gu-yaramu yaay liir xale
ak adolescents jeunes. muy lu ñu soxla jamono ji. waaw donc ñu ni ñu organiser woo dafa am direction de la santé de la mère et de l'enfant ñi yor suivi de l'enfant docteur Mati moo yor nutrition am ñeneen yor planification familiale am ñoo xam ne ñoo yor garab yi nan day duggee ndax suñu rôle mooy di def ay documents di élaborer ay politique di ko tester di ko saytu ba mu nekk loo xam ni lu prouvé la ñu jox yóbbu ko ci askan bi buñ ko dee yóbbu ci askan bi sax dañuy def ay truc pilote essayer ko fii ba mu pare ñu def passage à l'échelle donc suñu liggéey ak liggéeyu ñi nekk ci santé bi yëpp mooy nan la ñuy def ba nit ñi am wér-gu-yaram bu mucc ayib suñu directeur nag ñaax ñu depuis une semaine ni dafa bëgg daal li rafet ak li baax li nga xam dañ koy def il faut que sénégalais yi xam ko yi nga xam ni tamit dañoo bëgg sénégalais yi ko changer comportement ndax changement comportement c'est un processus et tout est comportement dans la vie. il faut que d'abord pour nit ki changer comportement il faut nga wan que ni que comportement bu gën bi ngay def am na dëgg la ñaax ko si ba mu commencé ko su ko commencé def ko gis si njariñ dina si gën a toog te dina gën a wax ay mbokkam ay njëkkeem ay xaritam que ni que man kat liñ ma diggal ma def ko lu baax la dëgg la donc suñu liggéey mooy nan la ñuy def ba service de santé yi ñuy offrir nit ñi dem ci service de santé yooyu di ko utiliser docteur Mat li mu wax ci allaitement maternel dama si yokk lu bari li ma siy wax rek mooy que ni c'est le meilleur investissement dëgg la parce que investissement boo xam ne la yàlla subhanahu wa taala moo defar wenn moo defar soow bu sa doom juddoo ñu ni première heure nga defal ko mise au sein précoce ci première heure bi nampal ko pendant 6 mois ndax li mu soxla ci 6 mois yëpp à 100% mi ngi ci meew bi loolu yàlla moom moo ko def dëgg la li tax ma ni nag investissement boo xam ne la c'est un investissement rentable qui coûte pas grand chose mooy doo jënd biberon doo jënd meew doo jënd soow ndax soow mi je parle sous le contrôle du docteur dafa am benn température bu mu war a nekk température bu yàlla daf ko def soow mi dafa am 80% ndox bi xale bi soxla yépp mi ngi ci 20% yooyu ci des yàlla moo ko jël ci yaramu nit defar ko ba mu baax ni lii moo mat pour bébé macha Allah donc li ñuy ñaax nit ñi mooy que ni boo juddoo ñu jox la ween bi ci première heure bi ba bi ngay am 6 mois ween kese boo si def ndox bu si def leneen exclusif parce que di xale bi soxla lépp mi ngi si ween bi doy baan balaa maa ñëw ci yow mami yaay la te xam naa ne li ma yëg rek lay yëg ñu ngi ñuy yóbbuwaat jàngalatuñu parce que am na yoo xam ni xam nga dañuy wax rek ñi mel ni Awa Diop dañu naan sama liggéey permettre ma patati patata ndekete yu xale yi dañ leen a war a nampal nu mu jaaree yoon man gis nga li ngay wax ne docteur Charmé nañu dëgg la man fi mu toll nii delloowaat na ma ca ginnaaw mais loolu yëpp sant yàlla la ndax dafay tax ñu itam ñi ngi jàngaat lu baree bari xam nga Eva bu ñu naxante gis nga li tax moo ubbee woon sànq ne la doom mooy suñu trésor mooy que jigéen ñu ci bari dañ naan du ma nàmpal sama wen di daal du ma nàmpal di changer sama forme du ma nàmpal xale bi di ma jeexal su ma wasinee dama bëgg a nekk wasin boo xam ne damay pop su ma toogee di nàmpal damay summeeku damay ras damay lii sama dënn dafay wàcc ñu di la jey nga naan waa ji dootuma nobati loolu terewul pour man waaj ji te balaa waaj ji sa doom balaa waaj ji doom ji ba noppi waaj ji bu toojoo mu dem bu toojoo mu dem dem nekkee ci xel mi loolu tel moo yéegi xam nga kon yooyu yëpp dañu koy sóoraale xam ne doom ji tamit dafa am loo xamante ne moom daf koy laaj te loolu yàlla moo ko jox moom moo ko moom damay wax ne li ñu suñu yaay yi xañul bu ñu ko xañ suñu doom yi dëgg bu ma delloo ci ginnaaw comme man du ma wax lu nekk dellu ci ginnaaw daf may gën a ñor gone gu lompoñ bariwul woon gone yi daaw ñu woon xiiboon te bi waroon am lu woon te suñu maam yi ñoo ñu ëppoon liggéey ndax ñu ngi woon ci kër gi di daw ñu ngi woon ci lii boobu tamit la jur mi macha allah doon gënoon bari te teewul dañ daan nàmpal doom ci ñaari at mais loo ci gis xale jamono jooje boo leen tegee ak xale jamono yi tey buñ leen nee nikk dañ leen di duma ba ñu màndi boo jëlee tey xale kaw ga fa ma dëkk man ca kaw ga nga jël ko tey indi ko Ndakaaru bu jàppee xale bi baron yi da leen di dóor ba ñuy bëgg a dee beneen bi ci des mooy ñu di jooy ka suñu yenn xale yi seen xel mi da leen di xiir ci caay-caay seen xel yi da leen di xiir ci def yëfu rabu àll nanu ko seetaan ba xam lan moo tax ku naan ko meewum bëy jëfi bëy rek nga mën a jëf te bëy nag saayul de dafa ceeg daaw fuñ ko fekk dal ci kawam nga nàmp meewum nag nga mën a doon xale yi da nga ciy gis kuy def jëfi nag léegi man damaa jaaxle xale yi léegi dañuy mbëkkate am ñuy béjjën 1 2 ñu jóg jam la paaka 1 2 ñu jóg dal ci sa kaw nañu xool ba xam lan moo changé loo xamante ni nii lu nekkoon ci biir la ñu génne ko tegaat ko ci kaw parce que gis naa ne xale bi nga xam ne moo nampee ween dana am kersa dana am jomb dana am lu muy bañ
ndax digganteem ak yaayam dafa am benn lien bu ci nekk bu dara àdduna dul dindi. ma gis ne xale bi nàmp ween cofeel bi muy am ci yaayam. parce que dañu wax ne boo yoree sa doom téye ko nii bët yi mu lay xool nga di ko xool loolu bu ko kenn xañ sa doom. damay bàyyi docteur dikk balaa maa dem ci ndoy ba. Eva ci li mami mujjee wax léegi laay ñëwaat wax. bismillah ndax olof Njaay day wax naan doom ndey ji da cay dëgër. ndax bu koy nàmpal da koy xool. xam nga loolu dafa am importance. woy nañ ko de. waaw donc loolu ngay nàmpal sa doom ni ma ko waxee sànq lu njëkk li mooy mise au sein précoce bi. mais sànq wax nañ ne que ñetti étape la. deuxième étape bi mooy allaitement maternel exclusif. mooy bu jógee ci bu juddoo ba muy am juróom-benni weer. loolu nag dama ci taxaw tuuti parce que loolu mooy déterminer xale bi état nutritionnel am. croissance am loolu moo koy déterminer parce que période boobu. xale bi bu nàmpee soowu yaayam lii infection dina ko rëcc. loolu benn xale bi du am infection. deuxièmement xale bi dafay am développement cognitif bi dafay augmenté wu donc xam nga foofu la ñuy préparer xale bi day commencé yeewu. foofu également day tax xale bi li ñu wax léegi jege yaayam. mais xale bi yaay ji aussi période boobu dafa am importance ci moom sànq wax naa day tax yaay ji du am hémorragie du postpartum donc loolu dina aar yaay ji ci loolu. ca njalbeen te léegi comme ni ma ko waxee léegi réflexe yooyu di créé wu day tax ba nga xam ne yaay ji day am retard de l'ovulation. xam nga ko wax retard de l'ovulation planification familiale naturelle dugg na. moo doon tax docteur ñuy wax ne sama doom ji dama ko nampal ñaari at te bu jëkkaan da nga dégg sama doom yi ñaari at la nu magante. te fekk jëfandikoo woo dara suñu borom ay def. donc xam nga boobu. waaw xam nga boobu kii planification familiale naturelle dugg na. te en plus de loolu. day tax li nga xam ne mooy yenn xeetu jàngoro yi lii di cancer du sein lii di cancer de l'ovaire da ciy aar yaay yi. macha allah. te troisième avantage bi mooy wax nañ ko sànq jarul dara. jarul dara parce que doo jënd meew mais jarul dara deuxièmement parce que sa doom yenn xeetu feebar yi ko waroon dal muy ay jaare bu utiliser yeneen xeetu meew yi loolu dootu ko dal ce qui fait que doo jënd garab doo hospitalisé constipation sax docteur constipé wala nga def jaare ce qui fait que doo jënd garab waaw doo dem hôpital xam nga loolu donc njariñ la donc économiquement allaitement maternel moom c'est rentable ci côté yëpp. ci 100% lañ koy yóbbu bu ko defee docteur. xam naa ne wax dëgg yàlla ligne bi moom saturé na les jeunes mamans appellent xam naa ko Papa Samba Thiam mi ngi ma koy yëgal. dañuy daal di dem à la régie ndax xool itam benn page publicitaire dina tax ñu jële ci beneen njëriñ ay ca Papa Samba Thiam. jërë ngeen jëf mbokku téléspectateurs yi dañuy dellu si waat ci plateau bi waaye sañ leen wax rek ne ñu leen di fàttali nampal leen seen ay doom ndax njëriñ la ca nekk daa bare bu xale bi nekkee xale da nga yëg ne nàmpal nga ko gis ni muy gis croissance am bu demee itam bay nekk mag di nga gis leneen ak leneen loo xam ne xam nga ne bu ñu jëlee xale bi nàmp ak ki nga xam ne wax dëgg yàlla nàmpul différence bi dafay bare comme ni ko sunu xarit Mami Linguère waxee léegi saa yi dañuy jël sunu esthétique daa dee wax moo nu gënal ñuy nàmpal déedéet nàmpal joxe ween c'est un cadeau de la vie ku yàlla may doom wax dëgg yàlla jëlal ween wi nga jox ko dina créer benn lien entre yow ak sa doom nee nañu nag tungu ne du teew ñuy nataal dañuy daal di delluwaat ci docteur Maty Diagne Camara bu ko defee ñu gën a élargir waxtaan bi di wax rek nos jeunes mamans dëgg la xam nañ ne ay cadre ngeen yéen a ngi liggéey di daw de gauche à droite bu leen fàtte mukk nàmpal leen seen ay doom ndax yéen ci seen bopp di ngeen ci jële wér wax nañ ko léegi am na yenn xeetu cancer yoo xam ne yàlla mën nañu cee wax dëgg yàlla muccal bu baax a baax bu leen quitté toog leen ngeen jàkkaarloog ñun ndax njëriñ rek lay doon ci yéen docteur dañuy daal di àggali waxtaan wi. Eva dañuy àggali waxtaan wi te ñu rappelé sax ci phase yi. waaw ci phase yi mais bala ñoo continuer ci phase yi dañuy rappelé ne que ren jii thème allaitement maternel mooy naka la ñuy accompagner maman yi pour ñu mën a allaiter seen doom yi loin des barrières. boo waxee loin des barrières looy bëgg a wax. loin des barrières mooy que yaay yi tey jii ñu ngi jànkonteeg aussi difficulté yu bëri pour mën a toog allaiter seen doom yi. ni ñu ko waxee may wax léegi. waaw dañuy sacrifier seen jëkkër yi ak seen doom yi pour seen liggéey. loolu mooy am. wax naa fi keroog li tax gars yi di takki ay ñaareel. munoo nekk sama jabar ma jur la ba pare nga jural ma doom. nampal ko 1 mois nga teg fa doom ba wut ay meew
wut jànq teg ko fa ñu ko koy sol ba 19 heures nga ñëw ni da ngay nàmpal sa doom. waaw ñuy liggéey ñëpp loolu la ñuy def ah. nàmpal ñu benn gis nga bu fi ngóor si nekkul woon ñu ut ko ndax moom noo def. mais Eva lu ma koy wax ci loolu. lu ma koy wax ci loolu mooy. waaw que nag dañoo nekk ci monde en développement. moo tax donc nag jigéen dafay liggéey góor day liggéey. autonomisation de la femme voilà. te surtout que nag autonomisation de la femme parce que la femme est au cœur du dispositif. aussi bien pour la santé du papa. que pour la santé de l'enfant. et en général pour la santé famille bi yépp. dégg nga mais xale bi mayal docteur parce que jigéen ji. il faut que mu am yenn capacité yi. il faut que mu am yenn autonomie yi. ba nga xam ne am na lu nga xam ne da koy war bu ko waree def du xaar ko góor gi. parce que gis nañ aussi ay gàllankoor yu bari yu nga xam ne jigéen ñi am nañ ko parce que peut-être amuñu paas bu ñu demee hôpital. amuñu xaalis bu ñu jëlee ticket. léegi jigéen gi nag bu toogee tamit ci kër gi te deful dara. parce que du liggéeyu bureau rek sax. parce que jigéen ji nekk ci biir kër gi aussi mi ngi liggéey ndax mi ngi dem rooti mi ngi dem marché mi ngi dem feneen. pour mën a daal en tout cas ñu indi ci kër gi. pour mën a toppatoo doomam. et docteur à Eva Tra d'ajouter que ku amul autonomisation doo mënal sa bopp dara bay mën a am ween bu neex pour jox sa doom. li may def laaj bi da nga ko laaj waaye nañu jël ki ci ligne bi ba noppi bu ko defee ñu dellu si waat ci yow. salaamaaleykum allo allo. mu mel ni kooku dem na Ndoye Bane lan mooy sa laaj. xam nga sunu diine dañ nàmpal xale bi ñaari at ferme su naree manqué na manqué ñaaree weer. loolu la diine ji wax. yéen ci këyit yi nee ngeen na nàmpal xale bi 6 mois ween kese. ween kese 6 mois. nga am soxna soo xam ne day liggéey ministère de la santé ministère de l'environnement wala ministère wala fenn muy liggéey. bu 8 heures lay xëy wàcc 17 heures. mënul ñu ko may. congé 6 mois par exemple 1 mois dina ko nàmpal bu normal beneen 1 mois di mu tàmbali di liggéey mu bàyyi xale ba ca jànq ba instant bii may wax ak yow femmes yi bari ñu ngi seetaan émission bi seen dooma nga ca kër ga ak jànq ba mu koy sol meew. xam nga da nga dégluwul docteur. ca waxam docteur nee na dañuy jëm ci naka la ñuy def pour bàyyi barrières yi mën a nàmpal suñu ay doom. maanaam boo ko mayee tuuti nopp. yéen a jëm ca fa nga wax te boo gisee ñoom itam ñu teew sur ce plateau. c'est pour que li ngay laajte ni ñu mën a dimbali jigéen bi mën ko pousse à aller allaiter son enfant. ak de manière sereine. loolu la bëgg rek jigéen ñi. ñuy bañ di sacrifier. jërëjëf waaw da ñuy dolli rek waaw ndax liggéey. jërëjëf ñuy bañ di sacrifier seen jëkkër yi ndax liggéey. parce que xale yi ci boppam xale bi mooy priorité. très bien ñoo bokk wax macha allah day métti lu rek te méttiwul. Pape Samba Thiam nee na def na la signe. xoolal foofu dafa war a métti. donc lu may wax ci loolu. barrières yi ci barrières yi dinañ dellu sax ci 3 phases yi. ba tey parce que def naa benn phase bi lañ njëkk wax mise au sein précoce wax nañ allaitement maternel exclusif bala ñoo ñëw ci allaitement complémentaire. mais pour toog tuuti ci allaitement maternel exclusif. bu nga xam ne dañuy wax ni que 6 mois yi. doo jox sa doom dara lu dul sa ween. ndox mi gën a tuuti sax doo ko jox. sauf bu la docteur bi bindalee ay médicaments ay sirop ak yooyu mën nga ko jox sa doom mais ndox doo ko jox parce que gis nañ ne que ween. buñ ko jëlee ratt ko def ko ci kaas boo bàyyee kaas bi ba mu teey 9/10 yëpp ndox la 1/10 bi. mooy li nga xam ne la ñuy wax élément nutritif yi ferñeent yi nga xam ne. moo baax pour dundal xale bi. jërëjëf ñu teg foofu loxo. dañuy wax rek wallaay yàlla saa su ne mu won ñu ne moom du nit te moo créé nit nañu jël ki ci ligne bi dellu si waat ci docteur incha allah docteur mën nga wax ak moom salaamaaleykum. salaamaaleykum. mbokk mi bisimila. maaleykum salaam. bisimila. waaw ñu ngi leen di ziar. noo ngi leen di delloo ziara. waaw c'est que dama am sama benn maman yaa xamante ne moom doon laaj yow mu ne pour ma laaj bu fekkee ne jigéen bi. bëgg na nàmpal doomam mais jotam mayu ko loolu te entreprise bu muy liggéeyee mayu ko loolu nan la war a def ndax dafa war a bàyyi liggéey bi concentré wu ci doom bi te bu defee loolu amaana ñu sanctionné ko wala ñu ñàkk liggéeyam nan la war a def foofu ndax day continuer jël biberon bi di ko jox wala nan la war a def waaw. jërëjëf
jërëjëf. xam naa ne docteur dina dem ak ñun ci tiirle yi dugal ci réfrigérateur. docteur moom mieux habilité à en parler. docteur du Farokh xoolal moom il n'est jamais optimiste. aywa docteur bismillah. waaw donc question bi mu posé question bu am importance. def naa c'est vrai mooy li ma laaj mooy li Ndoye doon laajte léegi. léegi allaitement maternel comme ni ñu ko waxee. da ngay nampal juróom-benni weer doo jox ndox. léegi nag kii liggéey nan la war a def. c'est à plusieurs niveaux. d'abord li nga xam ne mooy jigéen ji. ak doomam. léegi parce que suñ la waxee 6 mois yooyu. dañ la wax allaitement à tout moment de jour comme de nuit guddeeg bëccëg. d'accord nga koy allaiter léegi yow boo xëyee suba nga allaiter sa doom. ba mu suur léegi nga war a dem liggéeyi boo demee liggéeyi yow am nga possibilité nga tirer sa ween. nga tirer sa ween bu baax parce que ween bi moom tant que mi ngi am stimulation rek affaire bi day yéeg. day ñëw wàccaat. donc mu gën a bëri. nga tirer ko def ko ci biberon sax du ma tudd biberon de doo ko def ci biberon da nga koy tibb da nga koy ratt def ko ci benn kaas. d'accord bu ñu ko dugalee ci kaas bi mën nañ ko denc ci frigo bi. benn gobelet rek baax mën nga ko sax teg noonu boo ko tegee noonu. du doon soow. non du doon soow boo ko tegee noonu xale bi dina ko mën a lekk. ci seen document yi dama lire benn ci biir dama gëstu ni nii xale bi war na namp 8 à 12 fois dans la journée. mooy li ma wax rek 8 fois à la demande sax. à la demande rek de jour comme de nuit. xale bi heure bu laajee ween rek. waaw ko war a jox. waaw mais au moins même bu ko laajul 2 heures yu nekk. war nga ko jox. yaayam dem na Chine yaayam dem na bureau. waaye ci biir loolu xam nga loolu la ñuy wax kooku damay taxaw foofu tuuti di wax ne ñun itam macha allah ñu mel ni yéen dinañ ñu ci mën a jàppale. parce que boo demee aux États-Unis ak partout ailleurs ci yenn dëkk yi da ngay gis ne yaay yi nàmpal dañu am espace boo xam ni dañuy am droit ñëw foofu nàmpal seen ay doom ànd ak yi mu àndal yépp pour que développement mën a am parce que développement itam bokk na sax ci jigéen di dem nàmpali doom et xëy na ñun itam il est temps que qu'en Afrique au Sénégal ñu créer ay espace su allaitement nga xam ne nunu yi dinañu mën a ñëw ca bureau ba nga génn en toute aisance dem ca espace bi ñuy allaiter nga allaiter bébé ñibbi wala bébé xaar la yooyu yëpp itam nañu ko boole suñu organisation dafay am importance mas délégué nañ leen loolu non ci santé ngeen taxaw ci yow dafa mel da ngaa war a ñëw sax léegi di liggéey santé jeex na parce que li ngay wax nii yooyu la ñuy dëgmal te yooyu la ñuy ak tu vois waaw macha allah bu ñu defee loolu atteindre objectif bi 100% voilà ci loolu laa doon ñëw parce que dama ne am na benn bu nga xam ne ci yaay ji la mais beneen bi ponk bi ci entreprise bi la te ci entreprise bi dañuy commencer d'abord congé de maternité dëgg la mais congé de maternité bi dafa gàtt dëgg la dafa gàtt am nañ par exemple am na ay organisation des Nations Unies yu nga xam ne ñoom dañuy jox congé maternité 6 mois c'est vrai nga xam ne ku jigéen ki da ngay toog à tout moment di nampal sa doom ba sa doom passé 6 mois nga daal di commencer def nag alimentation complémentaire c'est vrai deuxièmement bi mooy li nga wax il faut que ñu am ay espace d'allaitement maternel te loolu nag ñun ñi di ko wax ñun ñoo ko war a njëkk a commencer mooy ministère de la santé parce que chaque fois ñu doon def plaidoyer bi pour que ñu am ay espace yi nga xam ne yow da ngay xëy ànd ak sa doom ak nunu bi chaque fois boo liggéey ba ci kanam nga dem nàmpal sa doom dellu si waat parce que xam nga parfois sax dina yàq liggéeyu jigéen soo amee montée laiteuse yaa ngi ci document yi yaa ngi bëgg a signer yaa ngi xool machine bi mais montée laiteuse bi léeg-léeg ça peut être douloureux pour nous les femmes kooku daal lu ngeen ci taxaw doyul loolu daal ñu ngi lancé appel entreprise yi fi nekk yëpp incha allah ñu loolu ci benn barrière la yàlla ko yàlla dogal parce que ñu jàppale jigéen ñi pour que jigéen ñi mën a am possibilité allaiter seen doom yi benn parlementaire sax benn femme député ci benn dëkk bu yóbbaale doom di ko nàmpal ci biir kii bi man mii di wax ak yéen man am sama ñaari doom waaw di ma leen di am booba dafa fekk maa ngi jàng di jàng ci benn institut bu nekk Mbour ñu koy wax institut de santé publique dama doon yóbbu sama doom su ma toogee 1 heure 2 heures génn nàmpal daal di ñëwaat dugg donc loolu dafa nekk lu nga xam dañ ko war a pérenniser incha allah nit ñi di ci biir fi ñuy liggéeyee ñu fay indi xale yi dañ fay def restaurant kay léeg-léeg ñu bàyyi espace boo xam ne kenn defu fa dara ñeenti nunu juróomi nunu parce que entreprise bu ne dina def peut-être 20 femmes maximum ou 25 te ñoom 20 nunu ñu tase pour que ñu nàmpal bébé ñoom duñ juróondoo te ñoom exactement te ngi jàng naa ci ay waxam tamit kan yi góor ñi ñu ci am solo lañ
dëgg la su sa soxna amee doom donc ko war a topp du ëmbee da nga ko war a toppatoo lekk bu baax yaa ngi nelaw jëm ci nutrition su demee ba am doom sa doom ji da ngaa waroon a fay sa soxna pour mu ko dee ko nàmpal donc ginnaaw fayatoo ko dee ko jox muy lekk bu baax kontaan nañu ci loolu pour que nga mën xale bi di mënoon nàmpal mënoon nàmp tout temps yaay ji di mën a am soow chaque jour mais da nga fiy gis ay góor ñoo xam ne sa jabar day ëmb nga abandonné ko dëgg la wala ñu la demal sa kër yaay dëgg la wala sa jabar am doom nga commencé xuloo moom dootu la nga ko jox daaw ko jox femme yi nekk fi di psychologie nga atteindre ko ku xelam dalul mënta nàmpal waay ku xelam dalul mënta nàmpal li nga wax dëgg la gis nga góor ñi ak goro yi ak ñu dëkk ci kër yi ñi ñuy wax sphère d'influence dañu am solo ci communication bi ñuy def pour di ñaax jigéen ñi ñuy nàmpal ndeysaan parce que góor ñi dañu war a assister jigéen ñi dëgg la xam nga yàlla moo bind ni mu bindee jigéen mooy wan lor dëgg la jigéen mooy ëmb juróom-ñeenti weer dafa soxla soutien bi nag ki mu nekkal nga xam ne dafa séq ak moom doom ji moom la ñu gën a xaar soutien mu koy soutenir comme ni ko Ndoye Bane waxee di ko jege di sur le plan sentimental xam nga Cheikh Ahmed Tidiane si daf ko wax nee na yenn saa yi sax di jël sa loxo di raay sa biiru doom dafa am lu muy créer affection fii de danaa la demal sa kër yaay lan la wax grand mas waaw da ngay dellu si waat parce que bon nombre de femmes c'est mon avis wala ci li ma jot a waxtaan parce que nous bu ñuy waxtaan par expérience dañuy waxtaan parfois des femmes se retrouvent seules ak seen ay grossesse moo xam dañu nekk ci loxo góor wala newuñu ci loxo góor parce que góoru africain bi lii dafa am benn gênam góoru africain bi boo ëmbee dafa mel ni dafa am benn barrière bu ñu dugal seen diggante benn njëgënaay bu nekk foofu tu vas te tordre de douleur yaa ngi onk yaa ngi kile maas daal lu ngeen ci wax doyul parce que ndeysaan Alaaji Medoune Thiam yal na yàlla yërëm ko daf ma mës a gis bés ma ñaaw lool mu téye sama loxo kooku dama ko nettali sunu waa kër moo doom mbaa ñu ngi lay toppatoo mbaa kilifa gi mi ngi def nangam mbaa bés boobu may dem ma jooy ma ne ndekete kon jigéenu wérul soxla na affection kooku lu ñu ko wax vraiment doyul daal macha allah soxla na affection soxla na toppatoo dëgg la xam nga ministère dañu am ay lu ñu tëral mooy que ni jigéen bu wanee lor rek dafa war dem ko docteur tegal foofu loxo jël ki ci ligne bi dellu si waat allo allo salaamaaleykum waaleykum salaam mbokk mi bisimilah yéen rek la ñuy déglu jërëjëf ziar nañ leen bu baax a baax ñu ngi leen di delloo ziara di suivre seen émission bi à chaque fois am na solo vraiment c'est vrai jërëjëf dëgg la en fait dama bëggoon def une toute petite intervention allez-y jërëjëf par rapport à l'allaitement bi ngeen di def thème bu am solo donc mën naa ne intervention la en même temps dama bëgg am avis soxna su tedd si nekk ngeen invité ci plateau bi docteur Mati Diagne voilà très enchantée docteur léegi man en fait sama benn doomu tata dafa nekkoon suñu kër fekk sama rakku yaay bi accouché ko donc moom mu def allaitement exclusif tout le lait maternel léegi suivre aussi conseil yu li ko sage-femme bi wax que mu bañ a jox doomam ndox ba 6 mois yi mais après on s'est rendu compte que xale bi dafa dem ba mel ni ku déshydraté léegi lu ko vraiment commencé jeex di feebar commencé am vraiment comme une personne déshydratée quoi léegi après dañ ko yóbboo ci sage-femme bi moom mën nañu ni que xale bi ndox la manqué après sama tata bi ne ko ah yéen kat yéen ne woon ni que ñu def allaitement exclusif 100 jours pour l'enfant après tout de même mu nekkoon ñu jël ko perfuser ko solal ko ndox ba xale bi nekkaat ci état normal am ñu koy door a delloo donc je voudrais savoir ndax par exemple li mu wax nii c'est toujours avéré parce que ñun on a vécu ce cas-là te bi ñu demee tam ci clinique bi je me rappelle bien amoon na beneen xale boo xam ne c'est le même cas qui était là-bas donc léegi ma doon laaj bon je veux juste un conseil aussi tamit joxe waale sama avis c'est vrai peut-être l'exception aussi peut faire une règle dans toute chose xaw ma ndax ci xale bi la wala recommandation 6 mois bi ñu ne bu ñu jox xale bi ndox tamit c'est pas une chose aussi qui est wax ban terme laa mën utiliser
est-ce que c'est flexible dañuy maintenir loolu wala dañu ciy rax beneen yëf. waaw voilà waaw. très bien. waaw merci beaucoup beaucoup di remercier tamit vraiment si thème bi am na solo. jërëjëf ak yeneen thème yëpp tam yi ngeen si mos a def sincèrement maa ngi door a woote si rajo nag. ndeysaan. waaw vraiment parce que li mu wax dafa am solo. te comme aussi tam dal nañu. moo ci doon sànni loolu rek tamit ci laa jaale conseil. waaw axankay c'est tout à fait normal. merci beaucoup et bonne journée. excellente journée. merci à vous aussi. docteur indi na question boo xam ni. xam naa ne sax ña koy posé wu tam bare nañu. léegi saa nga dégg ko la ne bu jëkkaan dañu doon wax ne bu ñu jox xale yi beurre ak ndox qu'est-ce qu'il faut léegi dañuy joxe miel qu'est-ce qu'il faut tontul ñu ci laaj bi nga xam ne moom laaj na ko. donc ñu ngi remercier ki posé question bi parce que posé na question bu nga xam ne. comme ni nga ko waxee ñu bëri ñoo koy posé wu. mais je pense que li ñu war a retenir d'abord. mooy que ñun ñëpp nañ d'accord que xale bi dañ koy nàmpal bu juddoo ba am 6 mois kenn ko jox leneen parce que scientifiquement démontré nañ ni soowu yaay ji doy na ko te soowu yaay ji doy na ko nag il faudrait que aussi ni ñuy pratiquer allaitement aussi ñu xool ko parce que am na façon bu nga xam ne boo ko pratiquer allaitement sa doom du suur sa doom la mu waroon recevoir pour mën a dund pour mën a am ndox mi ko war du nekkee parce que tamit dañuy wax allaitement jigéen ñi dañuy jël seen doom yi d'abord dafa am yow jigéen ji nooy toogee dafa am aussi nooy téye sa doom pour que xale bi li ñuy wax tété nga mu mën a am tété efficace pour que xale bi li ween bi muy jël soow mi mu jekk ko pour que mën a jël quantité meew bi nga xam ne moom la yelloo am na ci solo da ngay gis aussi ci biir allaitement bi da ngay gis kenn ku nga xam ne dafa commencé allaiter doomam ci benn ween rek daal di koy jox tuuti rek daal di koy wëlbati daal di koy jox beneen ween bi te du noonu xale bi da nga koy jox sa benn ween mu koy nàmp di ko nàmp ba nga sentir ne vidéo na complètement bu fekkee ne xale bi suurul nga soog ko wëlbati jox ko beneen ween bi parce que composition lait bi bu ñuy commencé tété ba ci fin wu tété bi du même chose de même consistance. am nga keneen ku la fëggaat am na ku la ne toog de ma jël ko de. waaw composition bi du même chose. du même chose kon boog nañu jël ki ci ligne bi dellu si waat ci docteur. salaamaaleykum. maaleykum salaam Eva. Ajaratu. na ngeen def. ñu ngi sant yàlla di la gërëm ci woote bi. alhamdulilah. man de. sama ba ma dalee di am doom ba léegi sama doom di juddu sama ween laa koy jox. waaw parce que xale boo ko du jox sa ween bu màggee du am sa yërmande. est-ce que. waaw. alors il faut nga koy jox sa ween. dëgg la pour bu màggee am sa yërmande. waaw bu toogee gis la sax da nga koy manqué. est-ce que. waaw parce que nàmp na sa ween ba doyal. waaw mais biberon yi moom conseil ma ko kenn mu koy jox sa doom. waaw booy dee liggéey yi nan wutal title nga title sa ween. def ko ci bopp bi mu la wax. bopp bu sell nga ub ko. heure ba xale bi bëggee nàmp da ngay duggal tuuti rek jox ko mu nàmp bu suur. d'accord. bu ko defee dina ànd ak xelam. mais xale boo dul di ko sol meew mii rek meew moo xam ne kenn xamul meew lu mu doon. mami li ngeen wax na ko de. doo xam sa doom su ëllëgee du la cofeel bi nekk ci moom doo ko mën a am ak ci moom. parce que nàmpul sa ween. boo déggee ma lay jege. takk la da nga yor lu ma soxla liñ doon naan gone gi dañu ko xaar ci taatu ndaal li ndax yàgg dana ma. ku dul marqué du la jege. billaay te loolu maanaam fusion lay indi seen diggante. wallaahi. léegi nag maa ngi gërëm sama Maodo Ndoye Bane moom moo tax. Mbadou yaay goroom. maay goroom man damay gisaane de ba nga wootee daal baat bi ma ni kii goro Ndoye Bane. maay goroom macha allah. macha allah. te yéen sama doom ba wutiwul dara ci man. sama doom ku ko xool nga xam ni war nan ko. dëggal nan ko. law la catuwaay. waaw Maodo Ndoye Bane moom dama koy ñaanal de yal na ko yàlla may gudd fan ak wér gi ñaan yaa asu mi ko jur parce que li muy defal yaa asu la may defal. macha allah. li muy defal yaa asu la may defal. Maodo Ndoye Bane su ma mayee xaalis ku ma yoree bon dana fayu te dinaa faj samay soxla. waaw.
waaw dama koy ñaanal nag yàlla na dund bay raam. amiin. te yéen ñooñu mu nekkal yal na leen yàlla may gudd fan ak wér. amiin yaa booyam wërsëg ak gudd fan ak wér. amiin waay. sama xol dafa sedd sama xol dafa sedd ci moom parce que sama doom wuttiwul dara ci man. sant yàlla ndeysaan. wuttiwul dara ci man. parce que. waaw ma biral leen ni kooku góor la yaaram la. waaye noonu la mën a mel ndax yaayam noonu la mel. ndeysaan. waaw noonu la mën a mel ndax yaayam noonu la mën a mel. ndeysaan. waaw jàppewu ma man ni gorom laa dafa jàpp ak man dafa mel ne maa ko jur. ndeysaan. waaw yal na ko yàlla la fal cat. amiin waay. ku koy xaar yal na xàppi. amiin. waaw xam naa ne daal ci gàttal soxna si ba muy nàmpal kon traumatisé woo ko daal fan la ko Eva di defee transition seeti docteur. Eva yaa garaaw de. dina bu ñu continuer ci laaj bu njëkk bi. waaw ci moom waxam sax tamit am na lu ma ci bëgg a dolli ci beneen façon meew bi ñuy naan. mais pour continuer ci laaj bu njëkk bi. bu fekkee ne que xale bi nàmpal nga ko correctement. waaw nga respecté position bi ñu la wax te loolu dafa am solo. dëgg la ci consultation bi ngay yóbbu sa doom ñu koy peser. waaw parce que chaque mois da nga war a yóbbu sa doom ñu koy peser. léegi yow boobu dañ la war a waxtaan ak yow des fois boo duggee ci salle yi peser yi am na ay télé yu nga xam ne dañ fay passé ay émission ay spot pour wan xale bi nag yaay ji naka la war a nàmpale doon parce que loolu dafa am important xale bu fekkee dañ la wax nga jox ko ween bi te joxo ween bi kese te joxu ko correctement aussi xale bi dafay feebar. donc da nga war a respecter nombre de fois yi nga koy jox nombre de fois yi ça dépend ci xale bi. heure bu ko soxlaa rek jox ko boo ko koy jox aussi na nga set parce que boo setul sa ween setul xale bi mën nga ko indil ay infection mu am jaare te xale bu am jaare ci âge boobu facilement day am malnutrition te gis nga malnutrition garaaw na garaaw bu nga xam ne Eva gis nga boo jëlee xeetu feebar yi rey xale yépp xeetu feebar yépp nga recensé leen 45% des cas c'est lié à la malnutrition. xam nga loolu kon am na solo. c'est costaud. c'est costaud loolu am na solo donc il faut que mu set pour éviter jaare yooyu. deuxièmement il faut que mère bi am position bu baax xale bi aussi am position bu baax parce que façon bi xale bi gémmiñ bi nu muy jàppe ween bi dafa am solo. bu respiré wul bu baax mënta jàpp ween bi. mënta jàpp ween bi léeg-léeg nag beneen docteur ba duggal ko ci rek balaa ma parce que yow. fu mu ne nii nee nañ ma serveur bi rouge na ndax yow. waaw léegi saa yi nga def sa xataan. waaw cuuraayu def poqataan yi. cuuraayu xale ba di namp mënta namp bu amee problème respiration day bàyyiwaat ween bi. day bàyyiwaat ween bi dafa suur boobu suurul xet nga ko indil moo fort. jëlal ma ki ci ligne bi ñu dellu si waat. salaamaaleykum. allo asalaamaaleykum. bu ma noppee seeti maas. allo. allo. asalaamaaleykum tata Eva. waaleykum salaam la grande. maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di nuyu sama tata yi ak sama tonton yi nekk plateau bi. merci. maa ngi bokk ci loolu les jeunes cadres mamans. comme tu les as appelés. océan de bisous. donc tey seen thème bi en fait ça m'intéresse ma woote télé wala rajo mais thème bi ça m'intéresse vraiment. parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure suñu premier problème mooy naka la ñuy defee allaitement maternel exclusif te war a reprendre liggéey. c'est vrai. man par exemple si je prends mon cas dama accouché il y a à peu près 1 mois et demi. actuellement sama hantise yëpp mooy naka laa nar a def su ma reprendre sachant que je veux allaiter mon bébé et que dama war a dem liggéey. ndeysaan. je pense que actuellement le premier combat mooy que congé maternité yi. on les augmente. c'est ça le premier combat qu'on doit mener. d'accord. et faire de sorte que jigéen bu accouché mën a am au minimum 4 mois ferme yoo xam ne dina toog këram mën a gérer doomam. waaw. parce que 2 mois comme on se le dit c'est extrêmement petit. mënoo boole 2 mois nuit blanche war a nàmpal war a xëy liggéey c'est quasi impossible. c'est vrai. donc en fait j'appelle pour ça pour insister sur ça dañu wax suñu femmes yi nekk député nekk assemblée nationale au lieu de penser ay parité. je pense que le plus important c'est de parler des congés maternité des femmes. parce que il y a des pays tubaab moo ñu gën a bëgg liggéey. il y a des pays par exemple comme le Canada yoo xamante ni congé maternité 1 an la. j'allais le dire dëgg la. waaw dañuy permettre ci jigéen ci mën a toog mën a récupérer parce que accouchement c'est pas évident. dëgg la épreuve booy traversé la mën a toppatoo sa doom. doog a commencé waat liggéey. donc je voulais vraiment insister sur ça comme maa ngi jàll télé insister que toutes
tout le monde l'entende, que les femmes députées à l'Assemblée l'entendent. Il faut mener ce combat-là. Projet de loi. Voilà, proposer projet de loi et puis faire de sorte que jigéen ñi mën a am congé maternité yu dëgg la. voilà maa ngi vraiment rafetlu seen liggéey di wax tonton Ndoye Bane nag na bàyyi bi ñu classe ñun dañuy bëgg a toppatoo suñu doom yi mais bon yéen sax góor ñi léegi dañuy bëgg ay ñun ci bébé yi lañ bokk nga naan ma lan góor ñi ci bébé yi lañ bokk. waaw góor ñi dañuy war a dimbale aussi c'est vrai. mais on gère tout toute seule c'est pas évident. Nday c'est pas évident. waaw amee doom rek bàyyi leen bébé bu mag bi. ndeysaan. en tout cas maa ngi leen di remercier. d'accord merci beaucoup. di leen jaajëfal di leen wax ni seen émission bi vraiment c'est très intéressant ñun ñi nga xam ne on est plus jeune on le suit parce que yéen a ngi ñuy yee bu baax. merci beaucoup. très bien. war ngeen wax ak waa kaw ga lu bari docteur daal docteur bienvenue lañ leen di wax ndax xamal nañ ma ne gars yi ñu ngi woote. kon boog allaitement c'est l'affaire de tous la ñuy wax. fu mu ne nii bàjjen yee ngi woote bàjjen yi sax dinañu bu ñu jógee ci y a des bàjjen à féliciter ndax boo juree doom bu bàjjen bi ñëwee ma nga la naan fekk na moom jur na ba noppi ma nga la naan déedéet bu melee ni ami say faal ma nga naan nii nga koy defee déedéet bu ko def nii ndax ñun dañuy accoucher rek ca clinique ba jël sucette rek dugal ca gémmiñu bébé ay ñan ñoo gën a jar a félicité ñan ci bàjjenu gox yi nekk ci àll bi bàjjenu gox yooyu ci lu ma xam lu bare yi bàjjenu gox yi lu am solo li ñoom docteur di def nii ci télé yi ñoom ña ngi koy def ca gox ba dëgg la di dajale famille di wax ak ñoom naan leen dee leen nampal seen doom yi dëgg la donc ñu nuy bàjjenu gox yi ci dëkk bi yëpp ka nekk primaire may mun a jonn ñu ngi koy nuyu mais tamit war ngeen a wax ak ñu góor ñi ñi nekk dëkk ba ci maas laa doon jabar dem am doom waaw nga ne ko demal sa kër yaay demal sa kër yaay nga koy wax waaw avant muy am doom demul woon kër yaayam déedéet bu ànd ak la mu war a àndal bu fekkee ne dana tax nit ki dal te du la jox dara bu fe waaw du la dundal lekk gu bon la fay lekk yow mi ko jox doom ji ngeen bokk doom ji da nga ko war a jox lekk gu baax muy dund gu baax pour que mu mën a xale bi mën a namp bu normal nga mën di tax di ko contrôler mu namp 6 mois ween kese yi nga koy contrôler mais boobu sa jabar warul am doom rek nga bàyyi ko su ko nekk su nampee baax na su nampul baax na yaay ji talul dara ndax demi mbootaay demi nag yu kenn xamul nekk ca teen ba wala ci robinet bay jëw wax xale bay jooy ca marché ba ca kër ga yu kenn xamul loolu tamit bàjjeni gox yi nañ ciy communiquer très bien Massamba Thioro ci yow la ñuy ñëw parce que dinañuy bëgg ngay dee dugg si ci waxtaan wi wax dëgg yàlla doon te jël nga lépp macha allah teg ci loxo docteur gis nañu ni nga ko doxalee rafet na lan nga ñuy dollil ci sunu débat bi si li Ndoye Bane wax rek si bàjjenu gox yi ndax bàjjenu gox yi tamit si direction de la santé de la mère et de l'enfant la ñu nekk suba sax présidente bi dina fi ñëw teew fi pour waxtaan si ni ñuy nàmpalee dëgg la ndax dañu seetlu ni mooy dama doon wax sànq rek dafa am ay sphère d'influence dafa am ñoo xam ni dañoo wër jigéen bi nàmpal muy goro yi muy góor ñi muy dëkkandoo yi te ñooñu ñëpp dañu war a participer ci effort bi participer parce que comportement bi ñu bëgg ñu am ko suñ ko amee day tax xale bi dafay gën a muus macha allah te dafay am gën a am wér-gu-yaram bu baax dëgg la xam nga li may wax lépp nag c'est sous le contrôle de docteur Mati ndax sànq am na loo junju dañ ne bu juddoo ñu def mise au sein précoce ba 6 mois wen kese parce que 100% li mu soxla mi ngi foofu su jógee 6 mois ba 1 an 50% yi mu soxla mi ngi ci ween wi donc war na dugal yeneen aliments yi xam naa docteur dina ci ñëwaat bu jógee 1 an ba 2 ans 1/3 li mu soxla mi ngi ci ween bi donc am na yeneen aliments xaw yoon dañ ko ci yokk ci gàttal mooy que ni yàlla mënul juum xam nga bi ñu nee science am na lu mu démontré mais science ay secret yàlla rek la wallaay parce que depuis ay 1000 ans gars yi chaque jour ñu ngi découvrir te dañuy découvrir jeexagul loo xam ne nag lekk la nga xam ni dafa jóge ci nit yàlla def ko ci ween ndax xam nga boo gisee melokaan morphologie jigéen ni weenam mel ak bu góor sax du benn yàlla nga ko préparé ween boobu dafa am lu muy jariñ ween pour nampal sa doom la xel da koy nangu am sànq yaa ngi doon wax ci affection boo dee nampal sa doom mu lay xool nga koy xool li nga soxla nekk ci moom dafay am benn lien buy am sa diggante ak moom ku nampal sa doom ak ku nampalul sa doom sentiment yi muy am du nekk benn ndax dafay renforcer seen complicité dafay renforcer seen complémentarité dafay faj xale bi dalay faj
donc daal li docteur di wax rek laay dëggal. mooy nit ñëpp war nañu xam ni. nampal sa ween nampal sa doom ci ween dafa am solo. da nga war a nampal ba 2 ans. mais 6 premiers mois yi moom. dara du ëpp ko ween kese la. macha allah sànq ndaw si doon na wax si ndox. waxoon nañu ko tamit si njëlbeen gi ndax ween boo ko jëlee 80% yi ndox la. parce que ween boo jëlee soow boo ko def xam nga ne ndox la. 80% yi ndox la li xale bi di soxla lépp ndox la ca ndox moomu moo gën ndox yi ñuy ñaan yëpp parce que ndox bu yàlla génne la. ca lu yàlla génne amul naatable ki. mais di nàmpal sa doom di nelaw. Masamba Coro sama xel day dem ci mag ñi mami Linguère du ko weddi. bu ndey daan ñaan ba ne la bu dee maa la jur ci farata si yàlla ak sunna si Muhammad nampalee la sama ween bii. waaw boo demee ba mënatoo ko wax doom nag buñ la daan ñaanal ne la bu soobee yàlla da nga tekki. waaye léegi bu dee maa la nampal nangam. maa la nampal ci biberon. et puis soxna Eva am na lu mu doon wax sànq. waaw xam nga nampal sa doom téye ko nii di fóot wala def beneen liggéey nampal jurul temps bu bari da ngay toog jox sa doom ni ñu ko war a joxe ween bi mu namp ni mu war a nampe mais di nga gis ñoo xam dañuy fóot boot seen doom jox ko ween bi sànni ko dañ ci war a def attention parce que xale amuñu lu dul loolu dëgg la donc da nga si war a am teewlu ba pare nampal ko ci anam yu ko médecin yi waxee. jéeg bi soo tiimee boolu ceeb bi kay da ngay toog loolu desu xeer pour bëgg a gën a mën a lekk bu baax war nga xam ne kii di xale tamit bu dee lekk am na lu mu war a kiiwee mais dañuy cof ween bi cof ko yàkkamti nga jóg yàkkamti nga kii wala mu xëcc tuuti nga ne non daf may sonal wala dafa metti am na ci ñoo xam ne dafa am doom presque ba mu am ay 1 mois duñ ko nangu nàmpal dañuy daw ba far xëy ne ween bi fatt na nangootuñ ko nàmpal beneen bi ci des yaa ngi wax sànq lu am solo mooy ngiñ boobu ñu daan giñ jamono dafa am fu mu toll woon da nga daan wax sama géñog bàyyi loo ci wax du dog ku ñu bëgg ta sax bu ko waxee li mu wax lu am la am fu jamono toll woon nit sa yaay boo nekkee ci xat-xat mun la bu dee ci sama ween bi nga naan ba léegi am na xeet yoo xam ne boo nekkee ci jafe-jafe dëgg la wala ngay tukki bu sori te sa yaay xamul ndax di ngeen gisante waat wala déet day génnee weenam nàmpal la mar sa jënga dem boo demee mën ngeen gisante waat ci jàmm kon nañu dellu si waat aada ak cosaan wax naa ko keroog gis nga li ñuy dàqate duñ ko jot nañ teel a dëpp ñibbi ci kër ga bala muy guddi nanu bàyyi li ñu tubaab yi imposé te jël ñun li ñu moom suñu maam yi dañ daan nàmpal suñu yax yi dëgëroon suñu papa yeeg suñu yaay seen yax yi dafa dëgëroon fracture yi ñàkk fayda yi ngay dégg léegi amul woon te jooja jamono beneen bi ci des précoce bu ñàkk fayda bi am léegi xale yi léegi ay doomu couche âgée benn ñaar xale yi néew yi egg ca kaw mais xel mi mag ñëwul mooy waral toj-toj yu bari yi ngay gis ci dëkk bi bisimilah. tubaab bi xam naa document na si ñëw. tubaab bi sax léegi fi mu nekk. waaw dañuy jël parce que xam nañ ñi mooy dégg naa ne dañu lay sax jox cadeau dañu lay neexal mais boo accouché dañuy ñëw seetaan loolu xool pour montrer à quel point c'est beau. macha allah ñun daal doyaluñu waaye li ñu ci mën a jàpp Pape Samba nee na dafa kontaan ndax gis na ne serveur baa mu nga jëm ca rouge mënul jël appel yëpp mi ngi koy wax sànq nee na xanaa suba mbokk yi pour wax leen ne suba durant cette semaine am ngeen chance lu ngeen xamul woon ci allaitement incha allah daa ngeen ko xam. allaitement wu jigéen du def lu dul gën a rafetal jigéen. ndax da ngeen di xool wasin bees ni mu mënee rafet. jeex bi du ci dara macha allah. nampalal sa doom ba mu regg bu ko defee moom bu feree nga mën a defaru waaye xam naa ci ñoo xam ne du ma tudd tur bu ween bi crevassé tuuti ñu daaw. jeex te wér daal. jeex te wér daal moo gën tool ne pajaas ta la fa nekk. dool li ma de jeex te wér. wow te wér. bij ji dëgg ko gën. mam mi daf ñuy rey docteur loo ciy dolli balaa noo dem. waaw li ma ciy dolli mooy sànq wax nañ fi lu am importance je pense ki doon laajte aussi wax na ko. mooy yeneen xeetu meew yi nga xam ne moom la ñuy jox xale yi dama leen bëgg expliquer tuuti rek danger bi nekk ci yeneen meew yooyu. parce que démontré nañ scientifiquement que boo jëlee kaasu meew bu jóge ci yaay ji nga jël kaasu meew bu nga xam ne par exemple lait de vache la xam nga composition yi dafay am ay ferñeent ci ferñeent yooyu mën nañu wax glucide bi mooy tax xale bi di sawar am na li nga xam ne mooy lipides yi loolu aussi day yokk sawarte gi am na li nga xam ne mooy protéines yi dafay dëgëral xale bi pour wax tuuti ci li mami wax boo jëlee meewu nag nga comparé ko ak meewu nit protéine bi nekk ci meewu nag moo ëpp te xale bi bu fekkee ne judd na nga jox ko meew boobu xale yi cër yi mu am dëgëraguñu pour mën a
non seulement digérer loolu mais quantité bi ci nekk soxlawuñ ko. donc quantité boobu ëpp xale bi dafay jéem a ko évacuer te xam nga bu koy évacuer ci roño yi la koy évacuer te ci roño yi mataguñu pour mu mën ko évacuer donc aussitôt xale boobu dafa koy denc moo tax xale yi léegi dañuy gaaw mbuxri boo demee ci école bi dañuy gaaw mbuxri donc nga gis ne que nampal weenu yaay day tax dalay aar ci li ñuy wax malnutrition te malnutrition bu ñu ko jëlee dañuy wax ñaari forme am nañ malnutrition par carence mooy lu manqué am na malnutrition par excès te xeetu meew yooyu malnutrition par excès boobu la ñuy indi donc foofu aussi nañ ci bàyyi xel dañuy wax rek nampal leen weenu yaay mais du c'est pas parce que daf ñoo neex c'est parce que dañ ko wéer ci ay données scientifiques yu nga xam ne daf ñuy prouver que weenu yaay amul remplaçant. parce que obésité bi ci xale yi léegi tamit dafa bëri yëpp da ciy dem. obésité bi ci xale yi dafay bëri te obésité boobu dafay màgg dafay continuer bu fekkee ne ñun xeexuñu d'abord lii nga xam ne mooy lekku xale muy allaitement maternel. li nga wax nii mooy li nga xam ne mooy normal namp sa weenu yaay c'est le train qui arrive à l'heure soo nampee meewu nit ngay jur soo nampee meewu nag ngay jur soo nampee meewu bëy ngay jur soo nampee meewu gaynde ngay jur meew yi ci boutique yi xamuñu meewu lu mu doon nga xëyal ko jox ko sa doomi ëllëg bu xëyee muy mbee yaa tooñ sa bopp xam nga c'est vrai xamuma ñi ñuy seetaan man day man soo nampee sa meewu yaay doo musal waaw doy na waar kii day bañ jombi sa yaay mooy ne te xam naa ne li ma dugg ni daal dugg na sama yeneen moromu jigéen ñu bëri fu mu ne nii ñu ngay interroger wu ñuy wax aussi jigéen ñi non seulement buñ ko utiliser parce que composition bi tolloowul mais deuxièmement buñ ko utiliser ñi ngi utiliser biberon te biberon xëy na condition ya ca war amul pour mën a aar xale bi hygiène bi wala yeneen jigéen yu nga xam ne aussi dañoo tàyyel c'est-à-dire bañ nañ seen doom jooy ñu jël tétine saxal ko sucette bi tegal waaw ba pare c'est-à-dire tétine bi day calmer xale bi xam nga bu xale bi xiifoon di jooy nga jox ko tétine bi xale bi dafay calmer wu fekk ne instant boobu xale bi li yaramam soxla joxoo ko tétine bi jox ko yaa ngi koy nax donc ñu leen di wax ni tétine yi nañ ko jël teg ko fële sucette yooyu nañ ko jël teg ko fële biberon yi nañ ko jël teg ko fële te ñuy nàmpal seen doom yi parce que loolu mooy seen njariñu doom mooy njariñu famille bi mooy njariñu docteur daal gis nga tétine yi docteur wax na ne xale yi ci bari ñu ngi gën a am problème mu bëñ mooy seen bëñ yi di gaaw a bënn ak di ñuul gis naa ci que ne xale yu bari léegi dañuy fanwe est-ce que du tétine yi la tamit parce que biberon bi setul ki nga koy bàyyeel ci kër gi waa kuy yóot muy tam waccoo dee chaque jour ma wax leen ko fii ki nga xam ne moom dañuy siiw bàkkle li mu lay defal lépp ba teg ko balaa ngay ñëw kooku du jël temps pour baxal biberon bi du jël temps pour raxas bu set du jël temps pour tàngal ndox mi tàngal bi mu war pour mën ci mélanger biberon bi wala pour xaar ko mu kii am na ci ñoo xam ne sax dañuy ubbi frigo bi wala ci robinet bi rek sotti la ci yëngal jox ko mu naan mais man dama jàpp ne état suy xeex dara wala muy wax dara tamit daf ci war a teg li ci war meew mi ñu bàyyi ñu duñu ko imposer ak duñu ko wan duñu ko defal ay publicité naan ñu bu ko sa doom naanee nii day sawar day lii ak day laa te yéen ngeen di xeex li dañuy bàyyi muy dugg fee nañ ko dugal ci yéen. ba tey xel mën na ko nangu. donc loolu daf ñuy delloo si rek tuuti ñu wax ci li ma Samba doon wax léegi nii. jeex na ndax waxtu bi dab nañu. dañuy wax ne que ñun ak yéen semaine bi ba mu jeex la te damay ñaan yàlla mu doon at bi ba mu jeex. ndax nag dañ leen fee soxla lool. macha allah soxla nañ leen fi. man nag moom jàngat naa tey bu baax. man mi toog. man moom incha allah sama caat bi bu ñëwee dama koy toog di ko nàmpal. da ngay ut caat pare go mami war ngaa insister ci toqantal bi. jëlal leen xale bu juddu. lekkagul dara. nga dem ci góor gi Mbacke Mbaye wala góor gi Cheikh Mbaye mu jàmbal la ay affaire nga sol ko ci biiru gone gi xamoo lu mu doon loxo yi paaba salte bay bëgg a dee xamoo lu mu bind ma jàmbal gis nga cosaan ak aada am na mais wér gu yaram dafa am solo lii nii jarul sax ñu koy bind ñëpp dañoo juddu fekk fa nga ni sa doom juddoo da nga ko war a jox ween suñu diine wax ñu loolu donc soo ci wàccee yoon wi leneen lu dal sa doom yow la voilà mais toqantal yooyu nañ ci def attention àdduna day dox docteur sax
ci yaram ak tegginam ndeysaan ak sopp aada mi ngi wax sànq ne toqantal bu mënta ñàkk nanu ko yóbbaale ca hôpital ba bu ko defee ñu bañ a téye ween bi foofu muy fanaan defe naa ne loolu nga wax ca ndorteelu émission bi ku nekk nag sa cosaan ay sa cosaan waaye daal ni nga ko waxee jaadu na Ndoye Bane li nga ñu dolli di tam duñu ko bañ ma Samba Thioro waxtu bi dab nañu sàll Ndoye Bane gis na ne bu waxee yéen ni man damay avancer mais dëgg la soxna Eva donc comme li nga wax rek comme ñi ngi fi tey dëgg la suba ginnaaw suba incha allahu dina taala am ay imam yu fi ñëw bu soobee yàlla bàjjen gox yi nañ ñëw suñu yeneen partenaire nañ ñëw c'est beau di profité tamit di gërëm suñu partenaires yi bu baax muy organisation mondiale de la santé nga xam ne mooy tëdd fi des partenaires ak di gërëm UNICEF bi nga xam ne si affaire xale lay liggéey di gërëm nag suñu partenaire bi nga xam ni lii ñuy doxal nii moom moo ñu si jàppale muy projet NEMA bu USAID c'est vrai ñooñu ñëpp ak yeneen partenaires yu ñu tudd CLM ak docteur xam naa dina complété ñooñu ñëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm si accompagnement bi nga xam ne moom la ñuy accompagner tout à fait réseau des religieux nag dañ leen di sant parce que réseau des religieux xam nga ñu dañu defar benn carnet de santé boo xam ne dafa tënk lépp pour accompagner yaay ak xale ba mu nekk jeune réseau boobu dañ ko jël maanaam bindaat ko presque en arabe def ko arabe wolofal macha allah ñu ngi koy waaj produire pour wër Sénégal jox ko jàngalekatu alxuraan yi ñu yor daara yi dëgg la parce que ñoom li ñuy wax dañ ko tibbee ci alxuraan ca nee naa nit ñi erreur bi ñuy def rek mooy bu ñu waxee science ak alxuraan ndax alxuraan science la yàlla scientifique la donc mënuñu wax ci wenn loo xam ni dëggaluñ ko ci alxuraan bi te ci biir alxuraan bi tamit loolu la yàlla wax yàlla neen dana nàmpal seen doom ba mu am ñaari at au minimum donc Ndoye Bane waxoon na ko sànq donc daal di sant di gërëm di jox nit ñi rendez-vous suba ginnaaw suba fii ba alxamis incha allah si wareef bi si maanaam 100% allaitement lay nekk incha allah 100% allaitement docteur waaw tàggatoo bu dul tàggatoo ndax dañuy neex nu leen di gis di leen dëgg la xam naa tàggatoo boo xaw a metti la parce que li ñu bëggoon wax yépp sax xëy na waxuñu ko waaye ndax yëf yi dafa vaste dafa am importance wax nañ leen ko allaitement maternel mooy nutrition bu dëgër ci xale te gis nga dañoo xayma au niveau international ne benn dollar boo investir bu jëm ci nutrition yaa ngi gagné $16 Sénégal benn dollar boo investir yaa ngi gagné $20 xam nga loolu am na solo bu baax donc sànq am na ci lu nga xam ne lañ duggoon tuuti lu nga xam ne xëy na dinañ ci ñëwaat sax mais bëggoon naa ci brosser tuuti mooy li nga xam ne mooy les aspects réglementaires ci li jublu ci meew mi nga xam ne li ñuy woowee substitut des laits maternels yi nga xam ne moom la ñuy jox xale yi ñu koy nàmp bàyyi seen weenu yaay loolu xëy na sax dinañ ci ñëwaat mais tey jii li ma bëggoon wax ñu daanale ko doonte jeexaluñ ko ñu daanale ko mooy dama bëggoon def un appel auprès ci suñu décideurs yi ak gouvernement yi ñu yokk financement bi nga xam ne moom la ñuy def ci nutrition di ko jëmale ci allaitement maternel may wax également ne nañu yokk dooleel bi nga xam ne moom la ñuy dooleel jigéen ñi ñu mën a toog allaiter seen doom yi mooy li nga xam ne moo jublu ci seen congé de maternité yi ak création espacement de naissance yi may wax aussi ne nañu ñun personnel de santé nañu liggéeyaat lëkkaloowaat liggéeyawaat ba nga xam ne loolu lañ daan wax les structures amies des bébés hôpitaux amies des bébés yi ñu jéem a xool nu ñuy def ba dooleel leen ba nga xam ne dinañ am ay hôpitaux yu nga xam ne dañuy liggéey spécialement ci allaitement maternel te lu nécessaire la parce que li ñuy wax li ñu commencé woon wax xale mooy trésor te xale buñ ko toppatoo bu baax ci ba muy juddu ba muy am 5 ans loolu dafa am solo parce que boo xoolee ci développement xale gis nga xale bi amee juróomi at xale bi amee juróomi at am na déjà 90% du poids du cerveau de l'adulte donc diggante boobu boo tabaxul xale bi
tamit da ngay am man daal li may bëgg mooy ubbi nañu bi émission waaye bu nu koy tëj itam ma toogaat ak yow toogaat ak Mass. Eva Tra wax loolu xaw ma ndax lu mën a nekk la ma ñëw fekk nit ñi def seen programme ma dugal ci sama loxo du ci yàq dara c'est pour mieux faire. docteur tàggatoo bango waaw kontaan nañu. waaw donc ñun tamit ñuy remercier. jërëjëf di remercier suñu njiit yi nga xam ne ñoom ñoo ñu teg fii am confiance ci ñun. yabal ñu fii pour ñu waxtaan ak yéen. ñuy remercier comme ni mu ko waxee woon partenaires yi. wax na OMS bi nga xam ne moom mooy tënk recommandation yi ànd ak UNICEF. mais ñu gërëm surtout sunu partenaire bi nga xam ne mooy NEMA bu nekk ci projet bi nekk ci USAID nga xam ne moo ñu may possibilité ñu ñëw toog fii di wax ak yow. mais également am nañ beaucoup de partenaires. am nañ fi HTI Hélène Keller international ñi ngi fi am nutrition internationale ñi ngi am CLM. amul Ultra Healthing xaw ma comment on appelle. Intra Health moo nekk léegi NEMA. très bien moo nekk projet NEMA d'accord très bien. donc ñi ngi fi donc ñooñu ñëpp ñi nga xam ne. c'est vrai ñoo ñuy jàppale. ñuy liggéey bi. ak aussi suñu yeneen secteurs yi nga xam ne aussi dañoo am pàcc bu nga xam ne dinañ ko jouer ci biir. très bien docteur donc ñu leen di sant yéen aussi. vraiment ci lii ngeen ñu may. pour ñu mën a toog waxtaanam. tout à fait normal jërëjëf soxna Linguère. waaw gannaaw yaa ngi ut caat daal macha allah dañu lay ñaanal mu ñëw ak jàmm. caat man ñàkk parce que lii docteur wax nii. il faut que may toog ci digg lal bi dina am caat laa koy def. ay waay kooku xëccool jëlal lépp. boo seexee ba pare. def ko ñaari at. def ko ñaari at. non at mi pour bañ a xëy si la de après. Linguère jëlal lépp nga tàggatoo. sa ñetti seex yu góor yi bu ñu delluwaat di waa gis ñëpp di leen wax ne waa Sénégal kenn gënu leen gis ngeen ne li ñu fi indi am na solo man gëm naa ne sénégalais bañul def xëy na ñàkk xam rek moo ci nekk waaye nañu topp ci lii xëy na sax semaine du ci doy waaye xëy na buñ ci demee di ngeen ci gën a jàngaat lu bare bari ndax man mii toog di wax jàng naa te xam naa Eva jàng na ci di wax ne waa Sénégal kenn gënu leen yàlla na seen jàmm yàgg yéen ñu indi lu am solo li Ndoye Bane jaajëf kontaan rek lii la affaire yi moom na ci askan wi jàng lu bare bari na gone yi nampal gone yi na gone yi jigéen ñi nampal gone yi bu baax a baax waaye congé maternité bi moom fu ñu ko joxee jigéen ñi rek ñu ngi ko joxaale jëkkër ji day tax yëf yi gën a neex rek. waaw si vous servez à quelque chose kay pourquoi pas ndax yéen da ngeen a baaxoo di wax jugal sa doom jàngay jooy demal toppatoo ko léeg-léeg nga gis ñoo xam ne boo jógee clinique lañ lay génne sa néegu bopp dootoo fa fanante doom du fa tëdd yooyu yëpp dëkkër yi dañoo xumb lu ne am na mbokku téléspectateurs yi seen émission wareef lii la leen di indil mu indil ñu loo xam ne wax dëgg yàlla dama ne rek c'est l'affaire de tous ndax bu ñu waxee allaitement ni ko Massamba Thioro waxee dafa am ñoo xam ne dañuy nekk ci famille bi te seen indi loxo daf cay am solo kon mbokk yi xam naa dañ leen di jox rendez-vous suba daal di ko àggali waaye du te itam ñu tàggu ñu remercier équipe bi nga xam ne moo jàppoon ci liggéey bi ba mu gën a yàmb ñu ngi remercier Petit Ndoy mi nga xam ne papu nenne la xam naa bu paree dana woo madame ne ko Efat nampalal sama doom mbokk mi seetaan bu paree également dana woo madame ne ko nampalal sama doom mais pour bien se faire il faut que yéen itam ngeen dugal seen loxo ci yëf bi ngeen jàppale jigéen ñi seen xel mën a dal seen xol mën a toog ndax ñu nampal doom yi ci jàmm ak salaam la ñuy ñaanal waa Bamanan Style merci pour le beau vêtement bi ngeen ma jox tey ji jërë ngeen jëf ña nga nekk ci 33 821 64 72 Ndeye Ami Coiffure ma nga nekk ci 77 648 50 16 jërë ngeen jëf mbokku téléspectateurs yi waaye nag dañuy taxaw itam ndax dafa am bu ñu dee wax waxu nàmpal bu ñu dee wax waxi yaay suñu xel dafay dem ci yaayu Ngone Sène mooy borom coof yàlla dogal muy suñu xarit di xaritu Adja Ana Ngone ñu ngi lay wax sigil ndigaale ci yaay mi nga xam ne daf fee jóge ñu ngi ñaan yàlla suuf sedd ci kawam ñu ngi ñaan yàlla teg loxo ci njabootam macha allah di la feddali kóllëre di la feddali suñu cofeel di la wax Ngone sigil ndigaale massa noonu lañ koy waxee itam bébé chou suñu njëkkee ndax moom itam macha allah ma nga ca biir kër googu ñu ngi leen di nuyu di leen